juróom-ñaari waxtu jot na ba toftal fanweeri simili ak benn mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci la jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci union nationale des pêcheurs du Sénégal ñoom ñooñee nag ñoom ñooy sàkku ci nguur gi ñu amal ab penco ndax itam jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci seen ab secteur mën a ami ay saafara bokk na ci li nga xam ne jàpp nañ ne rek moom moo waral boobule pëccoxoo di licence de pêche yi nga xam ne jox nañu ko daal di xawee xaatim ak union européenne daañu ci dikkaat nu mu gën a yaatoo mbokk yi daañu wax ci mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàpp leen ne boobaak léegi limuk doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a dëddu toll nañ ci ji junni ak fukk ak ñett ci ay doomi aadama yoo xamante ni daal nañ ci faatu niki démb bi itam juróom benn nit ñoom ñoo daal di toftalu ca woowule lim téeméer ak ñeent fukk ci ay cas positif la ñu am niki tey jii nag ci gaaw bi mbokk yi yem ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars bokk na ci bés wi nga xam ne moom lañ jagleel xale yi am jafe-jafe ci wàllu xel wala boog trisomie 21 ca diwaan bu Ndar Géej daal nañ ko fay màggal naka noonu itam ñuy sàkku ci waajur yi ñuy faral di génnee xale yooyee ndax li ñu xamle moom moo di ci askan wi la ñu daal di bokk meññeenteef yi nga xam ne nag ñu ngi koy nemmeeku ci li nga xam ne moom moo di waax yi at yilee nga xam ne nag moom la ñu génn lu ñu nemmeeku moom moo di lu ni mel day gën di bëri rawatina ca département bu Foundiougne bokk na ci li ko waral di aire marine protégée wi nga xam ne daal nañ koy taxawal ca Gandiol ca diwaan bu Foundiougne ci ñu ndaw la nga xam ne moom moo fa teewal télévision Futurs Médias def na fa ab gëstu yaa daañ leen ko jagtaleel ci wile jotaayub xibaar mbokk yi li lépp tënk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias ñu doore xibaar yi nañu ko junjee woon union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal ñoom ñooy sàkku ci nguur gi ñu daal di amal ab penco seen digganteeg ñoom ndax itam jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund jamono yi nag ñu daal di ki indi ay saafara ndax itam waax yi ñi nga xam ne itam am nañu rek dogal daal di ci napp ñoom ñooñee nag loolu lañ jàpp ne du dëgg du yoon ba tax na itam li ñuy xaatim ci seen digganteeg union européenne ñu daal di koy dakkal ñu teewlu Moustapha Diop moom mooy njiit bu UNAPAS ci micro Thierno Fall. metti la ñuy dund ci géej gi ndax tey boo xoolee Cap Skirring ba Ndar mënuloo toog semaine boo déggul ay mool yu ñàkk seen bakkan donte ñu ngi gën a respecté suñu mesure de sécurité gën gi ñuy continuer di gën di sori ci géej gi te dara waralu ko lu dul ñàkk jën te ñàkk jën dara tegunu ko lu dul bateau yu bari surcharge ci géeju Sénégal la état Sénégal yi yan lu mu attanatul ba tax moolu Sénégal yi di dund ji fi jafe yoo xam ne nii jéggi na dayo parce que fu ñu daawul dem ñoo ngi fay dem suñu insécurité di gën di yokku ba pare dafa am benn problème bu majeur bu ñu gën intéressé mooy Sénégal dafa am accord ak Union européenne waaye Sénégal dafa bëri ay bateau en pagaille yoo xam ne ay chinois ñooy nekk ci bateau yi te Sénégal amul accord ak Chine kon loolu dafa jot bu fekkee ne dañu bëgg a yokk emploi des jeunes ci Sénégal gi ñu fexe chinois yi nekk ci géeju Sénégal te di fi napp ñoom ñu dellu Chine bàyyi réew mi ressource bi ak seeni borom. ponk yi mooy ñu mettre les points sur les i ñu fexe ba ñuy ŋànk napp gi ñu xool ñi ci nekk te di ko dund sonna di ci dund ñuy wax ak ñoom connexion am seen diggante ak autorité yi. bokk na ci ay soxna yu bàyyeekoo ca diwaan bu Kaolack Thiès Louga ba ci fa nga xam ne ñoom ñoo ji ca Sédhiou ñoom ñooñee nag amal nañ ab doxu ñaxtu lu ñuy sàkku moom moo di mbir yi daal di leer ci diggante Ousmane Sonko ak itam ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr lu ni mel ñu ngi ko doon amale ci ab village bu ñu dippee Tawa Mbundaay nekk ca commune bu Ndiafate ñu teelu reportage bu Ibrahima Diame Fally Gueye. na yoon def liggéeyam dem ba jeex ci mbirum Adji Sarr Sonko bi de ndax nu mën a xam fan la dëgg féete loolu moo di woon slogan bi nga xamante ne jigéen ji de daal dinañ koy yëkkati ci seen doxum ñaxtu bu yembambaay bile ñu amale ci Tawa Mbundaay ci commune bu Ndiafate. justice a ngi def liggéeyam dañ koy ñaax pour mu gën a def liggéeyam ñun soxlawuñu lenn lu dul mu leer. bu aji tooñee ñu xam ne moo tooñ bu keneen tooñee ñu xam ne moo tooñ. ndaje bi nag ñoo ngi ko amaloon ngir màggal journée nationale de la femme sénégalaise daanaka jigéen yi bàyyeekoo nañu ci diwaan yépp muy Thiès muy Sédhiou muy Louga teewoon nañ fi. yoon wax dañ ko cee war a def fu dëgg féete ñu xam ko mais waruñu ko seetaan kenn défendre ko ci dara
ñun loolu moo ñu tax a jóg ci défendre ko ndax jigéen dañ ko war a jàppale dafa néew doole surtout xale. bu weesoo mbirum Adji Sarr Sonko bile jigéen yi waxtaane nañu yeneen problème yu dem ci wàllu nawet bi di ñëw loolu lépp ci teewaayu ki di maire commune bu Ndiaffate di Astou Ndiaye. ñenn ci ñoo xamante ni nag ñu ngi yëngu ci wàllu dem ak dikk ca diwaan bu Kédougou ñoom ñooñu nag ñoom ñooy sàkku lépp lu ñeel secteur wa nga xam ne moom la ñuy yëngu kañ ci jiit ku nekk ñu war koo mën a xoolaat daal di def kéem kattan ba lépp daal di jaar ci li nga xam ne rek moom moo di transparence boobu l'émission nag ki nga xam ne moom la ñu ko dénk di Alassane Ndoye xam ngeen ne moom mooy secrétaire général bu syndicat national des transports routiers du Sénégal ñu teewlu reportage wi nga xam ne Ibrahima Jabaxate daal dina koy amal. bari nañu ñu bokk ci regroupement des chauffeurs ànduñu ak bilan financier bi président gare routière bi présenté ci assemblée générale bi su fekkante ne am nañu rafetlu ni ñu gérer xaalis bi ñenn nit ñi gis nañu ne bilan bi teguwul ci yoon. maanaam ñii li ñuy def nii affaire xaalis la ñuy def ak affaire politique ñun politique taxuñoo jóg li ñu tax a jóg mooy suñu gare routière Kédougou bii bilan 53 millions bii ñu def. d'accord ñu tey d'accord ñu suba man def naa bilan boo xam ne nii 208 millions 345 mille francs la. même su fekkante ni ñaawul kaddu yi ñu mel kii di président sortant bi bëgg na ci réalisation yi mu jot a def. jiite mbooloo ñëpp mënuñu ànd ak yow mais nag bu ñuy xalaat tuuti ancien président bi yor na garage bi 3 ans 10 mois 9 millions la présenté. kuréel bu ëmb transport routier yëpp ñaax nañu protagonistes yëpp ñu ànd ak daal pour ñu mën a dem ci consensus bi. gis naa ni transport bi ni mu mel fi mu toll nii bu nu àndul nekk benn dañuy dem ba suñu métier mi dootuñ si ñari mën a jariñu loolu moo tax ñaari camarades yi nga xamante ni bii présenté wu nañu ñoom dañuy nekk candidat bu ñu paree fii ci interview bi ngay def ak man hôtel laa jëm ak ñoom pour ñoom ñu décider ñun ñëpp ñu ànd def bureau consensus. waaye woote boobu taxul ba parti yi juboo ci kaddu ndaxte di joxante rendez-vous le 29 prochain bés bi ñu jagleel élection ki nar a jiite kuréel bu ëmb chauffeur yëpp fii ci diwaanu Kédougou. diwaan bu Kédougou Ibrahima Jabaxate ginnaaw wàllu dem ak dikk ñu wax ci leneen di wàllu jiwu jàpp leen ne atum ren li nga xam ne Sonacos daal dina koy amal nag ay junni tonne la ci li nga xam ne rek moom moo di gerte bi séddale bi itam dañ ko amal ci ñetti pàcc du samay kàddu ki ko xam ne di ki nga xam ne rek moom moo di Mamadou Diagne Fada moom njiit bu LDR Yeesal itam daal di amal ab porox ndollu ci wowle jotaay daal di addu ci li nga xam ne moom moo di tollu waayu réew mi li mu xamle moom moo di Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xarñaar lu askan wi di joytu war nañoo mën a bàyyi ba ñu dem ci li nga xam ne moom moo di bañ gàcce ga ñu daal di sànnil kañu neex ñu teewlu ay kàddoom ci micro Pape Fara Ñing ak Amadou Ba. ndaje mel ni bu amee tamit ak réew mi ni mu tëddee yoon la ñu waxtaan ak suñu ndaw ji wax leen ne leen réew mi fan yee ñu paas yi yëngatu na lool. lu nga xam ne musu fi xew wala gëj na fi xew na fi te Sénégal xamewuñ ko noonu Sénégal xamul rey nit xamul tuur deret xamul sàcc alalu jàmbur te Sénégal dafa nekk réew mu nga xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay fii xamewuñu wolof bi ak pël bi ak naar bi ak joolaa bi ak séeréer bi xamewuñu ne kii ci jullit la wala catholique la. campagne baa ngi bëgg a tëj am nañu 68 000 tonnes mooy juróom benn fukki junniy tonnes ak juróom ñetti junniy tonnes ci gerte bu ñu boolee yëpp genn dañ koy séddale nag ñetti pàcc gi dañ koy def dawlinu gerte ci suñu usine Ziguinchor bi ak suñu usine Kaolack bi beneen pàcc bi dañ koy def ay décortiqué jaay ko bitim réew beneen pàcc bi dañ koy bàyyi pour jiw.
mbokk yi ni ki tey jii nag xam ngeen ne moom mooy ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars jàppaleen ne ñaar fukki fan ak benn ci atum 1991 nag bu ñu ko waxee xel yi day dem ci jàmbaar yi nga xam ne ñoom ñoo faatu woon ca avion wa nga xam ne moom moo daan woon ca Arabie Saoudite tasak seen ak lim tolloon ci juróom-ñeent fukk ak ñeent ci ay jàmbaar yoo xamante ni ñu ngi bàyyeekoo woon fii ci réew bu Sénégal ci fàttali rek ci ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk yi ak juróom benn jàmbaar yooyu nag jàppaleen ne ñoom ñooñee juróom-ñeent fukk yi ak ñett ñoom ñoo ci ñàkkoon seen i bakken di noonoon ay jàmbaar ay takk der ñu ñaan rek suuf daal di woyof ci li nga xam ne rek moom moo di seen ak kaw mbokk yi ñu wax ci leneen di mbas mi tolluwaayam ci mim réew boobaak léegi jàppaleen ne lu tolloo ko junni ak fukk ak ñett ci ay doomi aadama ñoom ñoo ci jot dëddu niki démb itam juróom benn nit ñoom ñoo daal di toftalu ca woowule lim téeméer ak ñeent fukk ci ay cas positif la ñu am ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ci ak test yoo xamante ni rek def nañ ko niki démb ci gaaw bi nag jàppaleen itam lu tollook ñeent fukk ak ñeent ci ay cas contact la ñu am ci juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci ay cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañ jàngoroy coronavirus te xamuñu rek fan la ñu ko jëlee. jàngoroy coronavirus daal di koy saafaral fii ci suñu réew doon na bëgg-bëggu ñi nga xam ne ñoom ñu yëngu ci wàllu kër docteur waaye mel ni nag ca centre de santé Khadimou Rassoul ba nekk ca Diamaguène Sicap Mbao foofee ña fay liggéeyee dañuy faral di am ay jafe-jafe ndax itam ñàkkub jumtuwaay ba tax itam ñuy sàkku rek ci nguur gi mu daal di leen di gëstu ki nga xam ne moom moo di Ndongo Ka ak Asmalik Diop séq nañ ab waxtaan ak médecin chef bu boobule district ñu seetaan reportage. centre de santé bu Diamaguène Sicap Mbao di dalal nag ay nit ñu amee jàngoroy coronavirus zone tampon bi ñu fa teg ñu jagleel ko nag ñii di cas sévère yi ñuy topp nag ci biir kër yi waaye dispositif bi lañu ko jagleel ci ay lal moo daal dee doyut. dañu am lu ñuy wax zone tampon maanaam kilifa yi dañ ñoo ne da ngeen teg centre de santé bu nekk ay lal yoo xam ne su amee ñu am corona nekk seen kër tey am ay mandarga yooyu wane ne kat dañoo sonn ngeen. yóbbu leen ci centre de traitement yi su place amagul andi leen ko ci centre de santé bi ngeen jëlagum ko en charge ci loolu lañ nekk. ngir yombal nag prise en charge ñi nga xamante ne ni ñoo amee ay jafe-jafe ngir mën a nooyi yi di directrice bu centre Guinée di Maymouna Balde daal de làmb ci gafagaam def ci nag li mu ci mën moom nag responsable politique APR la ci Diamaguène Sicap Mbao. ñun ñëpp xam nañu ne maladie bi bu mu ñëwee ba léegi président de la République dafa defoon benn déclaration nekk ku ci nekk rek war nga jàppale sa moroom war nañu jàppale médecins yi war nañ mën a jàppale les acteurs de la santé loolu moo tax ñun tamit ci suñu base ñu jóg ne dañuy war a mën a jàppale suñu gox d'abord mais jàppale suñu arrondissement ci kaw loolu comme xam nañu ne que centre de santé bi dafa am centre d'accueil pour les malades de la Covid et que dinañu jànkonte ay cas graves moo tax ñu ne dañuy ñëw jàppale leen en oxygène et en masque. mu doon nag ndimbal goo xamante ni dafa ñëw ci waxtu wan ko soxlaa bu nu sukkandikoo ci kii di médecin chef bu district bu Mbao docteur Diamboñ Ndour Faye ni nag jëf ju ni mel moom doon na lu muy rafetlu. muy maa ngi nekk nag ak président comité développement sanitaire bi ak équipe am ak personnel yu nekk ci centre de santé bi. donc loolu ñu koy rafetlu bu baax di ko gërëm di ko sant parce que tey jii autorités yi dañoo wax ne na ñëpp dugal seen loxo ci xeex bi ndax xeex bi du xeexu ministère de la santé xeexu ñëpp la. ba nga xam ne tey jii madame Balde loolu mu xam ba def ko ñu ngi ko ciy gërëm di ko sant ndaxte lu ñu soxla la. district sanitaire bu Mbao ba mbas mi duggee ci réew mi ak léegi wàññi nañ fa lu yemook junni ci ay doomi aadama yu amee nag li di jàngoroy coronavirus. jërëjëf Ndongo Ka cant ak ngërëm ñal na la ñu wax ci leneen ji ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci secteur bu élevage xam ngeen ne jafe-jafe ñu jànkonteel bari na ci rawatina jamono yi nga xam ne nag coronavirus mi ngi ndengeñ réew bu Sénégal ñi ca yëngu ci njiitu ki kàddu ko ki nga xam ne moom moo di seen ak njiit di sàkku ñu daal di dikk ak ñoom ci ak ndimbal Alxasan Ba ak Younous Diatta tekkoon nañ ak ñoom waxtaan. ab secteur la buy dund lu metti bàyyi ko ci mbas mi éleveurs yi ne ñoom lii nga xamante ni sax jeex na muy état de catastrophe sanitaire bi ci région de Dakar ak Thiès nekk na li nga xamante ni dana leen xaw a dimbali tuuti ndax jafe-jafe yi bëri na. parce que looma yi ku yoroon benn xar wala ñaari xar war jënd 50 ceeb wala 50 gawri vraiment amul fu mu koy jaayee dafa métti woon trop di wax conseil président rek président gën jàppale secteur informel bi
parce que sonn nañu trop de éleveurs yi wax dëgg yàlla sonn nañu kenn weddiwul président am na lu ma def si élevage de aussi ñu ngi koy ñaan déclarer appel moom na gën a jàppale élevage bi parce que élevage bi vraiment sonn nañu trop. soxla nañu ñu gunge leen mu di xamle président jeune éleveurs yi jàpp na ni sax ci fan yi ñu dëgmal daañu def am ndaje bu yaatu fexe nag ba xool nan la ñuy def ba gën a organiser secteur bi. dinañu gën a organiser waat pour gën a fagaru te aussi maa ngi ñaan président moom moo gën a jàppale éleveurs bi encore une fois de maa ngi ñaawlu am na ay ministères yi nga xam ne vraiment jàppale wuñu président ci liggéey bu mu liggéey bu rafet bu mu liggéey fii. bu soobee yàlla son éleveurs yëpp dinañu organiser fan yi ñu def ay ndaje yu mag a mag vraiment li fi jaar ñi wax si vraiment di ñaan son éleveurs yëpp nañu gën a organiser waat taxawaay bu taxaw ñu taxaw gën a taxaw vraiment ñu bañ kenn orienté leen. ñuy sàkku ci kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk wàllum élevage ñu gën a ubbeeku ngir fexe nag ba gën di mën a saafara li nga xamante ni moom mooy seen jafe-jafe. ni ki tey ji nag yemook ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars bokk na ci bés wi nga xam ne moom lañ jagleel xale yi nga xam ne dañuy faral di am jafe-jafe ci wàllu xel wala boog trisomie 21 ca diwaan bu Ndar Géej daal dañ koy màggal naka noonu itam ñuy sàkku rek ñu génnee ndaw yooyee ci li nga xam ne moom moo di askan wi ndax itam ci nit ñi la ñu bokk ñu teelu reportage bu Ousseynou Diop ak Habib Seck. ñu ngi ci centre Aminata Mbaye bi nekk ci diwaan Ndar Géej 2008 lañ ko taxawaloon fii nag xale yi nga xamante ni dañu am feebar bi ñu duppee trisomie 21 lañ fay tàggat xale yi ñu leen di jàngal liifantu ngir suba bu ñu màggee ñu nekk ñoo xamante ni duñu nekk ci mbedd mi di tambambalu xale yi nag wuti na nag ñeneen ñi ndaxte ñoom feebar bi nga xamante ni am na ko dina tax seen màgg du demee na mu waroon a demee loolu sax moo tax ndaje bi ñu daaj koy amal directrice bu centre bi nii la ñu gën a bëgg bokk na ci état bi jàppale leen ndaxte fii xale yi dañ leen di jàngal liifantu ak lu ni mel. dafa langage oral boo bëggee langage écrit activité numérique activité géométrique. comme nguur gi jàppale centre Aminata Mbaye commune Saint-Louis jàppale centre Aminata Mbaye mais képp ku fi nekk comme bonne volonté jàppale centre Aminata Mbaye mën ko accueillir un très grand nombre d'enfants. ndaw yi nga xamante ni dañu nekk ci jeune chambre internationale ñoom daal di yëkkati kàddu jëmale ko ci nguur gi ak ñeneen ñoo xamante ni war nañ ci mën a jàpp ñoom seen i gis-gis mooy tey xale yi dañu war a gën a mën a taxaw jàppale leen ngir seen ëllëg mën a ñoŋ. ñoom d'habitude dañuy seetlu ko dañu leen laisser un peu en rade maintenant lii nii dafa nekk benn lancement de campagne pour ñu woo képp kuy autorité képp kuy ONG wala lépp luy fondation loo xamante ne war nañu mën a jàppale def seen loxo ci centre bii nga xamante ne tey day accueillir ay xale di leen jàppale ci ñuy améliorer seen mental di leen jàppale ñu améliorer ci lépp loo xam pour mën leen permettre ñu am insertion ci wàllum professionnel di ci wàllum social aussi. ci Ndar Géej nag centre Aminata Mbaye ñu ngi fiy daal di tàggat lu toll ci fanweeri ndaw ak lu teg xale yi nag li ñu gën a bëgg mooy suba ñu mën a am ci la ñu jàpp waaye tamit di mën a def seen i liggéey naka seen yeneen morom yi di defee. jërëjëf Ousseynou cant ak ngërëm ñeel la mbokk yi bokk na ci lu ma leen doon junju meññeenteef yi nga xam ne ñoom ñooy jugee ci géej gi nag ci at yi li nga xam ne moom la ñu weesu day gën di bari rawatina nag ca département bu Foundiougne bokk na ci li ko waral di aire marine protégée wa nga xam ne daal nañ koy taxawal ca Gandiol ca diwaan bu Foundiougne nag ba taxitam suñu ndaw la nga xam ne moom moo toogal télévision Futurs Médias diwaan bu Fatick moom Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey àndoon nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo ngànk mbir mu ni mel ngir daal di leen di jëkkal ab reportage. ab doxantu ci gaal ngir rek visiter li ñuy woowee aire marine protégée bu Gandoul ci biir département bu Foundiougne aire marine protégée boobu nag nee ñu yaatuwaayam ëpp na tuuti 28000 hectares communes yi nga xam ne ñoom ñoo ko séq mooy bu Djirnda bu Soum bu Mbam ak itam Djilor Saloum atu 2014 lañ ko créé li ko taxoon a jóg nag mooy gën a réglementer li nga xam ni moom moo di napp gi ak bépp activité boo xam ni ñi ngi koy def ci géej gi ngir rek fexe ñu gën a ñoŋale meññeef bi jóge ci géej gi. aire marine protégée
lan la ñu def dañu def plan bu aménagement maanaam xool bi pàcc kii dañ koy faral di tijji pour nag jën yi picc yi maanaam ñu gën a bëri parce que ñoom dañuy dundee rek lu jëm ci jën comme nag koom-koom boobu dafa demoon ba sooxe nag depuis ñu tabbee fii lu jëm donc ci aire marine ñoom communauté yi gis nañ ci dafa am solo aire marine maanaam depuis mu duggee fii ba léegi tabarkalla ñu ngi siy gis seen bopp baax a baax ku doon jàpp ab benn sio da ngay dem ba di nga jàpp ay fukki sio kon loolu yëpp fa tabarkalla. lu tolloog at a ngi nii nag aire marine protégée bu Gandoul boobu mi ngi am ndimbalu programme bi ñuy woowee petites initiatives nga xam ni Fonds français pour l'environnement mondial ñoom ñoo ko taxawal loolu nag moom moo waral fi mu ne nii agent yi nga xam ni ñoom ñooy liggéeyee ci aire marine protégée boobu seen xam-xam ak seen i mën-mën dafa gën a yokk fi mu ne nii. parce que dañoo am partenaire bu am doole comité français de l'UCN comité français boobu nag dafa am benn programme petite initiative dañuy xool ñoo xam ne dañoo commencé juddu maanaam dañoo doon ñu juddu daal laa mun a wax léegi seen doole dafa doon ko lu bëri dañ leen di jàppale ndax ngeen mën a dem ci kanam projet bi nag jot na ñu jox koppar gu takku koppar googu nag tax na ñu ngi di def lu jëm ci ay di lëkkaloo lu jëm ci ay di waxtaan parce que état la ak la communauté kon dañuy faral di diisoo loolu dañoo see jàppale gannaaw loolu tamit boo déggee aire protégée rek da nga koy faral di saytu da nga koy faral di garder. jigéen ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yëngatu ci wàllu soppi bépp produit buy jóge ci géej gi ñoom itam jëriñu nañu ci partenariat boobu jaaree ko ci fédération nationale des groupements d'intérêt économique de pêche du Sénégal. ba tax ren diggante août ak septembre jàppale nañ leen ba fukki hectares jëmbat nañ ko ci mangrove donc loolu dañ koy topp mangrove dafa am solo lool ci biir ci biir île fi di gunge tàggat leen xamal leen nan yan pexe na ñuy def ba bu ñuy soppali jën yi ñu mun leen gën a jaay par exemple paañ bi ak yoxoos bi jigéen ñi dañ koy faral di wowal di ko jaay mais bu ñu leen jàngalee nan nañ koy defee ci ay bocaux li ñuy woowee bocaux ay poteau vert la def ci vinaigre yi ak i demee noonu yooyu day tax njaay mi li ngay am ci bénéfice ci bu tooy bi mooy ëpp. bu weesoo aire marine protégée bu Gandoul ak itam FENAGIPES kii ci Sine Saloum programme petites initiatives ñoom itam am nañu ay partenariat ak réserve ornithologique bi nekkee ci Kalisaay ak itam AJAC bu Kalunaay ca Casamance ñeenti partenaire am yooyu nag ñoom ñoo dajaloo woon ci Foundiougne lu tolloo ko ñetti fan doon échanger ci li nga xam ni moom moo di seeni xalaat ak itam seeni expérience. jërëjëf Aminata Goudiaby mbokk yi boobule élément fa la ñuy jaar daal di buural wi la jotaayu xibaar dig daje léegi ak rédaction bu télévision Futurs Médias Astou Mbène Thioub bu dina fi teew ngir jukki leen xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu way loolee tam mbokk yi des leen di wéy ak programme télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf.